asalaamaaleykum mbokku téléspectateur télévision El Mauritania dal leen jàmm ci seen émission bi nga xamante ni dañ leen ko defal mu di spécial ci li nga xamante ni moom mooy bis bi ñuy màggal bi njiitu réew mi jëlee li nga xamante ni moom mooy bopp réew mi ak léegi. ku ne ëmpalewul ne njiitu réew mi Mohamed Cheick Ould Ghazouani mi ngi toggoon ci bopp réew mi ci ñaari fan ci weeru août ci atum 2024 te boobaak léegi mi ngi ciy yëngu mi ngi doxal réew mi waaye it def fi ay réalisation yu mucc ayib donte nag ci jamono ji nga xamante ni ci la toog ci jal bi doon na jamono bu metti lool ndax ku ne umpalewul tamit ne li nga xamante ni moom mooy Covid 19 def na lu mucc ayib wala def na lu jéggi dayo ci li nga xamante ni moom mooy adduna wërngal këpp rawati nag ci suñu réew yi nga xamante ni xëy na mën nañu leen jàpp ne ci néew gi doole yi la ñu bokk waaye boobaak léegi mi ngi jàpp teew bàyyi ànd ak ceeki ñooñam di nguur gi nga xamante ni ñoom ñoo ko gunge waaye it ànd ak ceeg askanu Mauritanie bi nga xamante ni ñoom ñoo ko wóolu ba daal di ko jël teg ci bopp réew mi ci loolu nag ci laa dalal ay kàngam di doomi wolof di doom ci biir réew mi nekk fi ay kilifa yu ñu ràññee lool ci li nga xamante ni moom mooy di doxal réew mi tamit ànd ak Ghazouani ci li nga xamante ni moom mooy ca ba muy labat réew mi ngal la nag ci bi mu jàppee li nga xamante ni moom mooy nguur geeg tey ñu ànd ak moom ci liggéey bi ni mel kon nag day jaadu ñu dalal leen rek ci plateau bi ñu mën a waxtaanee li nga xamante ni ñoom ñooy réalisation président de la république di Mohamed Cheick Ould Ghazouani ci loolu ci lay dalal ki nga xamante ni moom mooy Malick Fall Malick maa ngi leen nuyu di leen fàttali ne Malick Fall moom mooy directeur de la prévention et sécurité routière ci fële nga xamante ni ñoom ñooy waa kër jëwriñ bi ñuy dénk lépp lu jëm ci wàllu dem beeg dikk bi Malick nuyu naa la dalal la jàmm ci suñu plateau. jërëjëf Leena asalaamaaleykum wa rahmatullah allahuma salli ala sayidina muhammadin saaxibi taaj walmicraaj walburaaqi walalam daafici albalaa'i walwabaai walqaxti walmaradi walalm maa leen nuyu bu baax di leen sant di rafetlu invitation bi di nuyu sama rakk yi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi di wax ni rek invitation bi waxtu bi mu ñëw waxtoom la dëgg la te incha allah ci biir waxtaan wi ñuy amal daañ ci développé bu baax li nga xam te li bi président Ghazouani jëlee réew mi ba léegi li nga xam te li ci la ne di ci liggéey fan la ci toll ak ci lan la ñu jëm ci at yi nga xam ne moo ko desee incha allah ba tey ci loolu ci laa dalal Mamadou Babacar Diagne moom tamit di DGA SNDP di société bi nga xamante ni ñoom la ñuy dénk lépp lu jëm ci wàllu jën ak ŋànku jën ci fi nga xamante ni moom mooy biir réew mi Mamadou Diagne dalal naa la jàmm ci suñu plateau. jërëjëf soxna Leyna bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala nabil karim donc ñoo ngi lay nuyu di la remercier bu baax ci invitation bi et puis di ñaan yàlla lépp lu ñu fi wax ba tënk ko mu jëriñ réew mi jëriñ suñu mbokk yëpp bi jaay nabi Mustafa. jërëjëf ci loolu ba tey ci laa dalal Ndeye Fatma Sarr nekk coordinatrice cellule communication et relation avec le public moom tamit fële nga xamante ni ñoom ñooy waa kër jawriñ bi ñuy dénk lépp lu jëm ci wàllu njàng mi ak njàngal mi Fatma Sarr dalal nañ la jàmm ci plateau bi. waaw ñu ngi lay jaajëfal bu baax may wax asalaamaaleykum waa askan wi auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim di am mbégte lool ñëw bokk ci ñi nga invité tey ñi nga dalal tey ci plateau bi. di ñaan yàlla rek bépp kàddu bu ñu fi jëkk yëkkati rek na doon luy jëriñ insha allahu taala ñu tàmbalee bismillaahi rahmaani rahiim te eggale ko alhamdulilah rabbil alamin. voilà ci comme ni ma leen ko waxee woon rek ci njëlbeen li nga xamante ni moom mooy suñu waxtaanu tey jii li ñu fi dajale tey jii moom mooy taxawaayu njiitu réew mi ca ba mu jëlee réew mi ak tey jii man damay dooree ci ki nga xamante ni moom mooy Malick Fall Malick lan nga ñu mën wax rek ci tënk li nga xamante ni moom mooy njiitu réew mi Mohamed Cheick Ould Ghazouani bu mu jëlee nguur gi ak tey jii lan nga jàpp ne moom moo la gën a marqué ci li nga xamante ni moom mooy liggéey bi mu fi liggéey. jërëjëf soxna Leena laaj bu am solo la laaj bu yaatu la parce que boo xamante ni bii xëy na suñ ko toppee. mën na jeexal émission mën na jeexal émission mais ci tënk rek dama la bëgg xamal mboole mi ñuy seetaan ni la Ghazouani bi mu ñëwee di sàkku réew mi sàkku jot réew mi. dafa am programme bu mu tegoon ñu tudd ko ay engagement taahudaat mes engagements. waaw engagement yooyu dafa am lu bëri loo xamante ni ma ngi ci te daañ si ñëw. incha allah. waaw muy loo xamante ni lii lu dëggu la ci moom mu ni lii moom suñ ko joxee réew mi dina ci taxaw def ci kem kàttanam incha allah pour que réew mi mën jëm kanam ci loolu nag am na ci lu bëri damay commencé ci béykat yi sama mbokk béykat yi parce que man sama bopp doomu béykat la xam naa li fa ne béykat yi
aadatan li ñuy wax les intrants agricoles xam ne li jëm ci engrais ak jiw woon dañ leen ko doon jaay ñuy fay 60% 40% yi nguur gi da ko fay. wante mën nga wër waalo bi yëpp ak fuuta bi at mi passé baykat yëpp kenn fayul intrant agricole te loolu am solo la te daf leen di jàppale bu baax ci seen liggéey te loolu bokk na ci li mu waxoon ci ni dina jàppale ñi nga xam ne ñoo fayte wàllu mbay mi te nga xam zone rurale nga xam te ni ñoo nekk ci biir réew mi di liggéey di yëngu ci loolu pour que seen nekkin mën soppeeku parce que moom it am na lu mu wax loo xam ne lu am solo la parce que daf ni citoyen bi li jël def ko mu nekk ci centre lépp lu muy liggéey maanaam nit ki sentir boppam ni moom fii la bokk te dund boo xamante ni bi dina nekk dund bu baax bu jëkk soo ñëwee ci mbirum transport nga xam ne ci laay yëngu te moom laa gën a maîtriser sax bu baax ci mbirum transport daf ni woon moom juróomi at yi dina si tabax lu toll ci 1,000 kilomètres ci yoon ci ay yoon dem ak dëkk te loolu mu ngi ci 1,000 kilomètres yoon boobu mu nekk yoon yoo xam ne goudron lay doon daf ci teg 300 kilomètres yoo xamante ni voirie yi lañ koy wax voirie yoo xamante ni si biir dëkkaan yi la koy defar 300 kilomètres moom la waxoon ni moom la léegi tey ci loolu fan lañ si toll mu waxoon ni dina defar dëkk bi ba mu xaw rafet mu gën rafet defar ci ay pont ak yooyu yëpp waxoon na ko ci programme mi dina ko def loolu soo koy seet fan lañ si toll tey moom maanaam bi mu jëlee nguur gi ak léegi matagul àggagul si maanaam moitié bi àggagul ci maanaam jeex xaajalagul xaaj bu njëkk bi eggagul ci genn wàll waaw fi des na juróom benn weer pour mu àgg ci donc fi ñu tolloogum léegi nga xam ne ñaari at rek la defa ko te encore dafa ñëw ci jamonoy Covid 19 waaw dinaa si ñëw donc ci ñaari at yi nga xamante ni jot nañ si liggéey defar nañu lu toll ci 300 kilomètres ak juróom fukk ci ay yoon ci junne bi nga mu xamante ni mu waxoon na ni dina ko def donc ñu am yaakaar ni balaa juróomi at yi di jeex li ñuy engagé woon ni dina ko def voirie yi nga xam ne waxoon na ko maanaam di tabax ay yoon ci biir dëkk bi 200 kilomètres la waxoon ni moom lay def léegi ñoo ngi ci téeméer ak ñaar fukk ak lu topp donc te liggéey baa ngi continué bés bu ne rek am lu ci yokk bés bu ne rek dina am lu ci yokk te loolu yëpp ñu koy liggéey ci contexte bu doy waar bu metti parce que moom bi mu jëlee nguur gi daf ko jël rek juróom benn weer la ci teg feebar bi mbas mi nga xam ne ñoo mën a wax Covid agsi donc ñëpp toog si suuf kenn dematul kenn dëkkatul muy lu metti loo xamante ni lii réew mi dafa jànkoonte ak moom mais teerul ñu yaafus benn yoon wala ñu taxaw ñoo ngi ci liggéey bi ñoo ngi ci waaru tout le temps muy contexte bu metti contexte boobu tegu si beneen contexte bu xaw jafe ci li nga xam ne ñoom la ñu seqal zone bi nga xam ne fi la ñuy fayti ci Afrique muy insécurité bu metti boo xamante ni bi moom la yenn pays yi jànkonteel ñi nga xam ne ñu ngi si ñu wet yooyu di conjoncture bu metti boo xamante ni bi liggéey bu dal dina jafe wante yooyu yëpp ñun dañ ko boole ànd ak liggéey bi rek parce que engagement yi jëloon bi nga xamante ni président moom la jëloon ñu ànd ak moom ci loolu rek pour que balaa mandaam di jeex incha allah mu def ci lu mu mën dinaa dellu si léegi si yeneen développement incha allah Mamadou Diagne yow mi nga xamante ni yéen a ngi féetee ci li nga xamante ni moom mooy wàllu jën bi ndax ku ne xëy na moom avant muy ñëw gisoon nañu li nga xamante ni doon ngeen ko liggéey waaye ci jamono ji mu ñëwee tamit gis nañu seen liggéey gën na bar ana lan nga ñu mën a waxal ci tënk yéen waa SNDP seen liggéey jamono ji tey fu mu toll ak askan wi ndax ñi ngi gis seen bopp ci li nga xamante ni yéen a ngi koy def. waaw jërëjëf soxna Léna damay sawar bu baax ci tontu ci question bi ma posé mais balaa loolu damay rebondir ci benn aspect ba nga xamante ni défi la woon pour njiitu réew mi. muy santé. muy wér-gi-yaram. je pense que moom période bu mu ñëwee jot na liggéey diir après mbas mi fekk ko fi te bu mu ko fekkee am na lu ñu c'est vrai que am na lu ñu jotoon am. waaye am na jéego yu rëy yu mu def ba nga xamante ni. en tout cas ba fi ñu toll yàgguñu ci marxala ba nga xamante ni war nañu jaaxle ci mbirum santé. je pense que loolu c'est à saluer surtout boo tëkkalee suñu réew ak yeneen réew yi justement dans la sous-région donc am na jéego en termes de lits d'hôpitaux en termes d'oxygène en termes
d'infrastructure. Je pense que yooyu yu ñu war a kii la lu mu tudd yu ñu war a rafetlu la. léegi su may ñëw si wàllum pêche bi déjà ñun au niveau de la SNDP dafa am benn nombre quantité ba nga xamante ni moom la ñu daan distribuer annuellement muy à peu près 8000 tonnes. moom bu mu ñëwee dafa ni léegi nañ ko jëlee 8000 multiplié ko par 2 muy 16000 tonnes. kooku muy défi bu rëy te SNDP mi ngi si def jéego yu am solo. je pense que si objectif boobu mu ñu joxoon dafa am ay mesures d'accompagnement yoo xamante ni SNDP daf ko war a mettre en place comme ibbi ay points de distribution parce que bi ñu joxee instruction yooyu jot nañu ibbi ay points de distribution sur les coins les plus reculés places yaa xamante ni dafa enclavé jot nañu ba yegg foofu di leen jox li si jën loolu moo waral d'ailleurs tabax nañu ay plateforme de stockage également si dëkk-dëkkaat yi pour mën a disponibiliser le poisson mais si qualité bu baax ak hygiène bu baax yooyu dafa di ñaari pàcc nga xamante ni je pense lu am solo la parce que ak mbas mi ñu bëri ñu leen nañu toog seen kër xëy na liggéey bi xaw a jaxasoo et donc aspect social boobu dafa am solo bu baax si ñooñu am na solo ci aspect social boobu nga daanelee fa laay yëkkatee jëm ci ki nga xamante ni moom mooy Ndeye Fatma Sarr ndax bu ñu gisee social xëy na ku ne soxla na ko mais tey ji jigéen moo gën a soxla ku ko awu ci li nga xamante ni moom mooy taxawaayam ndax bu ñu doon xayma tey jii li ëpp ci askan wi ay jigéen lañu te jigéen ñi ndéw gu doole yi bëri nañ ci réew mi lan ngay jàpp ne tey jii yow rafetlu nga ko te njiitu réew mi def ko mu jëm ci wàllu jigéen ñi ci dimbali leen lëkkaloo ci ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa MASEF maanaam waa kër jawriñ bi nga xamante ni ñoom la ñuy dénk lépp lu jëm ci wàllu njaboot gi tout récemment gis nañu leen ngeen déplacé wu ànd ak soxna njiitu réew mi ci liggéey bu am solo lan moo la ci gën a marqué ci liggéey bi ngeen sumboon toll ci jamono yooyu. waa jërëjëf soxna Leena bu ñu ñëwee ci côté social bi nag defe naa ni balaa dara sax dañuy ñaan yàlla situation bi nga xam ne yàlla teg ñu ko teg ko àdduna dañuy ñaan yàlla nañ ci yàlla musal génn ji ci jàmm tegginu ci ndax am naa yaakaar ne bu dul woon mbas mi engagement yi nga xam ne son excellence jël na ko ak citoyens yi amaana ci 2 ans yi mënoon nañ toll ci résultat yoo xam ne dina ëpp li ñu jot a am mais li ñu jot a am tamit xeebuñu ko ndax dañuy wax ne ci sous-région bi booy xool xëy na néew nañu doole par rapport ak yeneen pays yi mais le président de la République bi mbas mi ñëwee ba léegi tamit li mu def ci côté social c'est considérable li nga wax ci jigéen ñi boobu ba léegi li ñuy def mooy autonomisation de la femme maanaam jigéen bu nekk war a mënal boppam jigéen bu nekk war a indépendante ci wàllu koom jigéen bu nekk am lu mu mën a yoral boppam ci loolu li ñu ci jot a réaliser mooy des bourses yoo xam ne jox nañ ko les familles nga xam ne milieu rural bi ak ñëpp gis nañ ci seen bopp bu baax boo demee waalo gee ku ci néew doole ku nekk am nga sa carte wala am nga sa bourse bu fekkente ni tamit lu jëm ci coopérative yi jigéen yi macha allah ku ci am sa coopérative nga war a mu fekk ne inscrire nga jaar ci anam yu mu waree tamit sa coopérative am na financement boo xam ne dina la mun a permettre nga mun a liggéey ba mun a amal sa bopp dara bu fekkente ne ci beneen wàll gi tamit gis nañ fii les handicapés yi nga xam ne waa MASEF ñoom tamit dañ leen jëlal prise en charge ñu am ay carte de soins nga xam ne fu ñu mën a taxaw seen faj day yomb donc am na ci tamit ñi defal ñiy def kii nu mu tudd dialyse par exemple ñoom tamit dañ leen jël prise en charge à 100% donc côté boobu loolu yëpp nekk na loo xam ne lu palpable la te nekk na loo xam ne c'est à saluer bu ma passé si loolu tamit damay dem ci côté éducation par exemple côté boobu tamit réalisation yi xëy na am na côté yu mu sooxe comme ni ñu ko waxee rek mbas mi moo tardé lu bëri mais réalisation yi ñoo ngi fi projet yi ñoo ngi fi lu ci mel ni lu jëm ci xale yu jigéen ñi par exemple nga xam ne dañ doon am des problèmes pour mën a déplacer wu jàngi pour problème d'insécurité wala leneen comme ay jigéen la ñu yenn waajur yi du ñu nangu seeni doom di mën a déplacer wu ci yenn localités yu sore yi di jàngi donc ñu defal leen des collèges de proximité nga xam ne xale bu jigéen bu ci nekk fi nga dëkk fa ngay jàngee sa xelu yaay mën a dal bu ko defee sa yaay mën a dem nekk ca leneen donc loolu tamit lu am importance la am na tamit des bourses yoo xam ne jox nañ ko xale yi nga xam ne elles sont issues des milieux vulnérables
ñu jox leen lu ma 30 000 bourses te ñoo ñëpp ay jigéen lañu. donc mën nañu wax ne ba fu ñu toll nii ci ñaari at yi bien que metti na. mais réalisation yi ñu ngi fi te ñoo ngi ñaan yàlla na dooleeku incha allah te yàlla musal ñu ci. yàlla bu fi yàlla jëlee mbas mi rek am nañu njort que ni li nga xamante ni moom mooy engagement yi maanaam li nga xamante ni moom la diggoon askan wi dina ko eggale. Malick, bu ñu demoon tey jii ci côté politique boo doon tëkkali politique gu réew mi tey jii ak at yi nga xamante ni weesu nañu ko nan nga koy doxale ndax gis nañu njiitu réew mi ci bi mu ñëwee ci bopp réew mi dafa dajale ñëpp langue politique yëpp nañ géew politique yëpp nañ ñëpp nañu ñëw toog ñu dóorandoo xàccandoo tey jii boo ma ci doon defal ab jàngat lan nga ñu ci mën a expliquer. jërëjëf Leena suñu borom taala daf ni inna allaha yuhibbu alladhina yujahiduna fi sabilihi saffan ka annahum bunyanun marsus sadaqallahu alazim muy lu am solo réew wolof ni benn loxo du tàcc réew jàmm ak dal moo koy doxal te moom ci ay engagement am bokk na ci li mu waxoon mu ni dina fexe ba le climat politique soit apaisé. wax na ko ay yoon te loolu ci la ñu ne ku comprendre nag bu baax da ngay yaakaar ni yaa caarala fi ne wala leneen wante li mu wax lu leer la daf ni pour que ñu engagé liggéeyu réew il faut que le climat politique soit apaisé te loolu ci la ñu ne te lan moo koy apaisé mooy di waxtaan suñu biir échange te waxtaan woowu ci la nekk ci la dëkk ak ñi nga xam ne ñoom la seqal réew mi muy ko jëg donc loolu li du lu am solo mais leneen li mu siy dolli mooy waxoon naa ko sama njaal benn wax mooy ñun dañu nekk ci conjoncture bu doy waar sur le plan sécuritaire ñu jël ci ay mesures yu am solo yoo xamante ni ku comprendre lu aussi da nga yaakaar ni fi ñu jëmee alalu réew mi du foofu ndeke foofu la sax parce que ni réew yi tëddee li nga xam ne réew yi ñu wër noonu la ñu tëddee moo tax ñu doxale noonu li ma bëgg a wax mooy si suñu yenn frontières yi nga xam ne seq nañu ko ak yenn réew yi di ay désert yu yaatu yoo xam ne dara new fa garab new fa ndox new fa dara new fa désert yooyu ñun dañu fexe ba am fa ay base yoo xamante ni ñooy yiir suñu réew ay soldat ne fa guddeeg bëccëg ci ngelaw ak tàngoor wi pour que ñi ne fii ci dëkk yi mën nelaw ci tranquillité base yooyu du loxoy nen moo leen yor de matériel yi ñuy liggéey du loxoy nen moo leen koy jox liggéey bu mat sëkk la te ay sacrifice la yoo xamante ni yu am solo la yoo xam ne def nañ ko pour que base yooyu mën taxaw aar réew mi aar doomi réew mi ba nga xam ne ñii liggéey bi dina mën dox ci anam yi nga xam ne moo gën a parce que suñu nee si fitna daañu tal leneen lu dul liggéey wala leneen donc muy lu am solo maanaam aspect sécuritaire ak aspect fexe ba li nga xamante ni moo soxal réew mi ñu koy waxtaane xaw ma ndax mën naa ko ne wala da nga am leneen loolu dama ciy bëgg a brosser wala benn laaj ndax bu fekkee déglu nga li nga xamante ni moom mooy interview bi mu defoon ak benn ci chaîne bitim réew yi wax na ci wàllu sécurité ba tuddaale ci li nga xamante ni ñoom ñooy waa Algérie donte bokkuñu ci li nga xamante ni moom mooy G5 Sahel waaye am na lu mu ci wax la nga xamante ni est-ce que déglu nga interview boobu déglu naa ko ban jàngat nga am ci côté sécurité bi li mu ci wax ak boo ko doon tëkkale tey ji ak kàddu yi nga xamante ni jot nga ko yëkkati côté sécurité bi li mu ci wax mooy ni sacrifice la lu metti la loo xamante ni il fallait ñu taxaw te taxawaay boobu sooxel na yenn secteurs yi tudd na éducation ak santé sooxel na leen parce que taxawaay bi ñu waroon mën taxaw totalement ci secteurs yooyu xëy na suñu taxawaay fële nga xam ne taxawaay la boo xam ne du xaar urgence la moo ëpp solo parce que balaa nga naan naam ne fa loolu la fa wax donc taxawaay boobu bu am solo boobu président wax ko te boobu bi mu ñëwee ba léegi mu taxaw si te jàmm ji nga xam te ni mi ngi ci réew mi yàlla na law continuer te bañ a dakk abadan ndaxte ci jàmm la lépp xëj te taxawaay boobu nga xam te ni taxaw nañ ko foofu pour suñu sécurité réew suñ ko taxawal woon loolu yëpp du am
bon réew yi nga wax nag effectivement ni ñoo seq àdduna ñoo seq suñuy frontière dañuy waxtaan ak ñoom ci anam yooyu yëpp wax na ko président wax na ko xëy na loolu sax du objet suñu plateau bi mais li ma mën wax rek man ci sécurité bi mooy lu am solo la loo xamante ni lii maanaam borom réew mi taxaw na si taxawaay bu mat sëkk beneen bi ma ciy wax mooy opposition ak pouvoir ak société civile ñëpp dañu war dooloo booloo nekk benn say liggéey suñu réew parce que ci loolu rek lañu mën a génn ci nga xam contexte bi nga xam ne contexte bu tar la bu metti lool. maintenant am ci beneen point dama bëgg a ñëw ci bilan wu président bi ci li nga xam te ni lii mën nga ko jëmale woon ci ndaw yi parce que dama ci doon dikkaat sax mais. waaw comme xas kon nga ma ci bàyyi ba nga ñëw ci rek. comme xas nga ci ba dugg ci laa jëmoon ak Mamadou Diagne. ndax voilà di fàttali ne mbokku téléspectateurs yi Mamadou Diagne moom mooy coordinateur jeunesse UPR di Waalo ñoom tamit ñu am taxawaay bu rafet lool ci li nga xamante ni moom mooy wàllu politique bi. Mamadou Diagne tey jii comme doyen Malick jot na ko junj mu di ndaw ñi ndax ndaw ñi tey jii mën nañu wax ne yéen ndawi réew mi tey jii gis nañu seen bopp ci politique bi nga xamante ni moom la jiitu réew mi taxawal donte ku ne gis na contexte bi nga xamante ni ci la ñu toll loolu moom dañ koy nangu ne jamono ji ñu toll président bu rëcc sax yàllaa la boole yàllaa la jàppale ban jàngat nga am ci diggante ndaw ñi ak président de la république ak seen taxawaay. waaw jërëjëf soxna Léna je pense que question boobu tamit def di question bu capital ndax je pense que bi njiiti réew mi di defar wala bu ñuy waajal programme njiiti réew mi am na benn pàcc bu rëy bu mu jagleeloon jeunesse bi parce que ñëpp xam nañu jeunesse mooy réew ndaw mooy réew et donc am na jot nañ si def ay jéego yu rëy yu mucc ayib comme mën naa joxe comme exemple par exemple mon projet mon avenir bi ñu def bi ba nga xamante ni suñu Mauritanie yëpp gis nañ si boppam mais tamit doomaanu wolof gis nañ si boppam bu baax suñu mbokk ñëpp gis nañ ci seen bopp kooku muy aspect ba nga xamante ni aussi li ñuy rafetlu li jëm aussi ci liggéey mi je pense que am na fii plusieurs fois gis nañ ko si ay annonce ay ci seen secteur yéen est-ce que mën nga ñu dikkal ci emploi yi nga xamante ni jot nañu ko amal ci seen secteur ndax bu ma juumul lu tolloog juróom-benn fukki junne maanaam ak juróom-benn 66 000 emplois jot nañ ko amal ci seen secteur ci jamono moom. absolument gis nga secteur pêche daf di secteur ba nga xamante ni secteur pratiquement ressources humaines la parce que nit dafa soxloo nit. te dafa di secteur ba nga xamante ni aussi daanaka lu mu mën a absorber ci li ñuy wut ci emploi je pense que mën na ko supporter loolu moo waral. depuis bu mu ñëwee sas na. ministère département bi nga xamante ne moo yore napp gi ñu def le maximum pour jël Mauritaniens yi jël suñu mbokk yëpp pour ñu mën a liggéey et je pense que yooyu commencé nañ ko door nañu commencé am nañ nit yu bëri nga xamante ni jot nañ leen defal concours jël leen recruter leen et puis ñoo ngi ci liggéey bi donc en général je pense que wàllum liggéey gi xëy na mën nañu ñaan ñu yokk ko waaye ci yoon bi mu jël bi am nañu ci yaakaar bu baax a baax di ndaw yëpp daañu ci gis seeni bopp mais dafa am beneen aspect ba nga xamante ni aussi bëgg naa ko ci yokk muy apaisement politique bi nga wax bi léegi gis nga réew dafa am nu muy doxee gis nga jàmm su amul ci réew amul dara la nga xamante ni mën nañ ko def mu réussir amul moom bu mu ñëwee li mu njëkk tëral wala li mu njëkk teg mooy woo kujj gi yëpp waxtaan ak ñoom et je pense que loolu lu ñu war a saluer leen ndax loolu su amul woon xëy na ku nekk di nga nekk sa côté di xeex et puis objectif bi ñu am bi ñu ñëpp du sotti waaye woo ñëpp boole leen di diisoo ak ñoom lépp la nga xamante ni intérêt national la nga boole leen ci ñoom ñu gis seen bopp moo waral tekk-tekkaaral bi ñu gis bi ñu ñëpp et je pense que loolu lu ñu war a saluer bu baax a baax la léegi xam naa ni daañu mën a poussaat ci yeneen pàcc su fekkente ni temps bi permettre. incha allah ba tey bu ñu sukkandikoo ci politique bu ñu desee ci politique bi ndax yéen tey jii en étant des femmes nekk ay jigéen gis ngeen bopp ci politique gu njiitu réew mi waxuma sax ci wàllu réalisation wala dara mais politique bi langue politique bi yéen jigéen ñi est-ce que gis ngeen ci seen bopp vraiment. ñun nag defe naa loolu moom dama ciy sawar. parce que booy xool damay commencer ci campagne bi booy xool campagne bi xam nga Mauritanie dañuy wax naan plus de la moitié de la population ay jigéen lañu voilà te campagne bi booy xool ñun ñi nekkoon commission nationale des femmes mun nañu wax ne xëy na jigéen ñi ñoo battre campagne bi te mun nañu wax ne jigéen ñi ñoo tax ba son excellence tey jii am ndam li
ah dañ wax dëgg parce que bu ñu xool chiffres yi jigéen yi ñoo ëpp ci dëkk bi te jigéen ñi elles étaient toutes engagées pour que ñu mun a jàppale le président de la République parce que seen programme am daf leen doyoon te après ça aussi damay wax ni jigéen ñi gis nañ ci seen bopp bu baax au niveau de la commission nationale jigéen yi amul dara luy am te duñ leen impliqué ci boole donc lépp luy am jigéen ñi ñu ngi leen ciy boole mais booy xool nag ci côté xëy na centre de décision yi mun nañu wax ni le taux est encore faible wala booy xool ci nguur gi présence su jigéen ñi xëy na c'est un peu faible te dañuy ñaan yàlla son excellence ci atam yi des wala atam yi di ñëw ci premier mandat bi mu jéem ci jàpp ba jigéen ñi gën a gis seen bopp ci gouvernement bi gën a am place ci yenn centre de décision yi parce que bu dee jàng maa ngi fi bu fekkente ni kattan gi la tamit kattan gaa ngi fi te xam-xam baa ngi fi donc jigéen ñi daal bu doon suñu sago ñu gën leen a impliqué ci centre de décision yi ñu gën a gis seen bopp am na solo Malick bu ñu ñëwaatoon ci li nga xamante ni ba tey moom mooy taxawaayam comme ni nga ko waxee ca bu muy sàkku ñu jox ko bopp réew mi dafa doon wax toujours ci li ñuy wax ger ak boddi konté maanaam boddi konté ak li nga xamante ni moom mooy ñàkk yemale bi daal ci biir réew mi ndax jàpp nga ni tey jii ci politique am moom loolu mi ngi kiy doxal ndax xëy na loolu amoon na ci réew mi boddi konté amoon na ger amoon na ku ne gisoon na li xewoon ci réew mi ndax jàpp nga ni tey jii am na changement wala guuma nga des ca boye boye ba léegi waaw xam nga moom axe bi jiitu si ay engagement am moo doon fexe ba ñu tabax réew mu am doole boo xamante ni bii liggéeyam yëpp mooy taxaw doomaani réew mi loolu mooy axe premier bi nga xam ci axe boobu soo koy xool li ci ne bari na li ci jiitu mooy mbirim état civil këyit mbirim këyit ñëpp xam nañ 2011 2012 bi ñuy fii commencé mbiri biométrie yi metti woon na lool manifestation yi bari dool ci dëkk bi coow li bari fi lool coow bu bari fi lool léegi nii est-ce que dégg nga fi benn coow rek bu jëm ci état civil loolu benn la beneen bi ci des mooy ñi nga xam ne ñoo yor état civil bi centre état civil yi doxantu fa rek nga seet ci diir bu gàtt daañu la defaral sa kayit su fekkee remplir nga conditions yi nga dem sa yoon doxe sa yeneen ëmb fan yi passé gis ngeen ni jël nañu dogal ni carte d'identité yi dañ koy defaat yu bees yoo xam te ni day dëppoog équipement yi parce que équipement li nga xam ne mooy yor état civil équipement la yoo xam te ni day évoluer bu gaaw maanaam logiciel yi koy tourner ak machines yi koy yor fokk ñu koy soppi beneen bi ci des mooy réew mi seeni mandarga dafa soppeeku depuis 2017 ba léegi dafa soppeeku te carte d'identité bi soo ko xoolee amul benn lu wane ni kii dëppoo na ak mandarga yi am léegi donc loolu tax na ba ñu jël dogal. voilà gis nga lii dafa bëri nañu koy ñuy poser question bi naan lan moo waral kon nag yow mi ci xam bu fekkee gën nga ci mën a gën expliquer le askan wi ndax ñi ngi naan lan moo waral ñuy changer carte d'identité yi. gis nga soo demee si réew yi nga xam ne dañu am doole maanaam nit ki dañ lay identifier totalement parce que ñu bëri dégg nañu fi coow données personnelles jamono yële passé mais nit ki normalement réew mi nga nekk pour sa sécurité bopp yow sax dañ la war xam sa lépp xam sa lépp sa permis dañ ko war numériser bi mu nekk biométrique sa passeport kazalika sa carte d'identité na kazalika acte de mariage lépp lu jëm ci état civil rek jëm ci yow ci nit ki dañ ko war organiser ba nga xamante ni nit ki dañ koy identifier totalement. loolu yaakaar nga ne mën nañu ko def ci loolu lañ jëm moo tax coppite yi am ba nga xam ne matériel yu bees yu performant dina intégrer yooyu yëpp. merci kooku muy beneen bi ci des mooy mandargay réew mi. fokk suñu carte d'identité yi nga xam ne dañ koy génne mu dëppoo ak mandargay réew mi. loolu moo tax donc ci dox la ñu ne. ñoo ngi dox. en fait réew mi mu ngi dox. mi ngi dox mais mi ngi dox. maintenant ci mbirim ger ak yooyu xam ngeen ni am na commission bu ñu fi tegoon commission parlementaire bu defoon liggéey. bu mucc ayib liggéey boobu léegi mu ngi ci loxo justice ma ngi ciy kii loolu du ma si xuus lu bëri. am na fi ñeneen ñoo xamante ni xëy na suñ fi jaaree. te temps bi permettre ñu ko sax aussi voilà. mais pour dellu ci tuuti si mbiri ndaw ñi. maanaam ci programme am ci engagement am taahudaat yi daf ni. dina jéem def effort pour que xale yi. mën nekk autonome am seeni xëyu bopp yoo xam ne moom ci loolu ñu lancé programme moom projet Mon Avenir maanaam sama projet sama ëllëg waaw projet boobu ñu jëkk ci
financé juróomi téeméeri xale ay ndaw yoo xamante ni tey ñu ngi tourner seen i activité ak encadrement bi nga xam ne mi ngi ànd ak ñoom te deuxième vague bi sax lancé nañ ko maanaam deuxième projet bi lancé nañ ko te xale yu bari aussi dugg nañ ci donc muy lu am solo loo xamante ni li effectivement ci wax jooju mu waxoon ni dina fexe ba xale bu ne am xëy di ci dëggal na ko beneen bi ci des mooy fi ñu toll nii te àggaguñu si mi mandat lu toll ci 20 junne xale ak juróomi téeméer recruté nañ leen jël nañ leen ñuy liggéey te soo koy xool lim boobu fukki junne yi ak benn ak lu topp ci nguur gi lañ leen jël ñuy liggéey li ma ciy wax man mooy réew soo si bokkee da ngay taxaw da ngay taxaw di yëg lu xew da ngay taxaw ngay yëg lu xew ngay dem doo toog ba mbir yi jeex nga ñëw ni gisuma sama wàll loolu amul si réew mi nga bokk amoo beneen réew booy dem fii nga bokk da ngay taxaw sa bopp lu xew nga taxaw su fekkee am na droit wala ay devoir yoo xam te ni daf la war nga taxaw si bu mot sëkk waaw mais li bon mooy nguur gaa ngi liggéey boole ko doomaani réew mi yëpp amul xaj ak seen su ñu demee ba ca cappaandaw ga ñenn taxaw ni gisuñu wala lii loolu dañu si war bàyyi xel bu baax ba nga xamante ni képp ko xam ni yëg nga loo xamante ni si askan wi la jëm wala ci ndaw ñi la jëm wala ci jigéen ñi la nga yëgal ko sa morom mu yëg ko mu taxawu boppam ba lépp loo xamante ni fi ñuy séddale boo ñëwee taxaw talal sa loxo xanaa kay séddale sax dina am kersa delloo sa loxo loolu tamit dañ ko war di wax taxawu sa bopp organiser sa bopp taxawu sa réew liggéeyal sa réew ba lépp li ñu fi yëngal nga mën see bokk loolu mooy indi jooytu moo ñuy éviter jooytu yu metti yi ak metti na nag xam naa ni jamono ji métti la ñu ne parce que pandémie bi du yomb moo tax ma ni dañu war taxaw mooy lu ma jëkkoon wax si ayatul karim inna allah yuhibbu alladhina yujahiduna fi sabilihi saffan ka annahum bunyanun marsus am na solo mbokku téléspectateurs yi ma leen di fàttali ne maa ngi dalal ki nga xamante ni moom mooy Malick Fall nag di ki nga xamante ni moom mooy njiitu mouvement bi ñuy wax Emal Yaakaar moom tamit di def lu am solo lool ci fi nga xamante ni moom mooy parti bi di UPR di bay waaram di def jéego yu am solo ci li nga xamante ni moom mooy politique gu réew mi ak Mamadou Babacar Diagne moom tamit ku ne gis na taxawaayam ak Ndeye Fatma Sarr moom tamit taxaw Linguère taxaw jigéenu Waalo waaye it mën nañu am njort que ni lépp la nga xamante ni tey ji jigéen mën na ko jooyal mim réew xëy na fu ñu ko tàllale micro moom tamit dina ci mën a jooy Mamadou Diagne bu ñu dikkaatee ci sa secteur ba tey nga xamante ni moom mooy secteur u pêche ci li nga xamante ni moom mooy seen wàllu taxawaay gis nañu ne am na jën bu bëri buy dem bitim réew di tukkee fii di dem bitim réew da ngeen koy mayee ci da ngeen koy jaay bu dellu see xaalisam ci poche buur la jëm wala ci sa poche la jëm wala ci poche kenn la jëm ndax mën nga ñu indil vraiment ay leeral ndax souvent tamit nit yi dañu am tendance di wax que ni ñun mënatuñu lekk jën bu baax jën bu ñu am bitim réew la jëm ndax mën nga ñu indil vraiment leeral ci li nga xamante ni moom mooy taxawaay boobu. jërëjëf soxna Léna d'ailleurs même c'est vraiment important ñu leeral ko parce que li nga fi wax jot nañ ko dégg plusieurs fois. gis nga SNDP def di société ba nga xamante ni dañ ko créé woon pour jën bi Mauritanie yi yore mu mën a àgg si ña nga xamante ni xëy na sore nañu géej wala sore nañu dex dans des zones enclavées wala en milieu rural kooku moo doon objectif SNDP. léegi si liggéey boobu si sas boobu SNDP def si jéego bu mucc ay ba nga xamante ni pratiquement on est la société elle est présente si dëkkuwaay yëpp. jën bi ngay wax bi moom la ñuy jàllale. bokkul si jënu SNDP ndax jënu SNDP dañu am ay instructions yu leer ni Mauritaniens yi ñoo ko moom képp ka nga xamante en tout cas yaa ngi yeewoo li ngeen di toppatoo bokkul ak dara ak lay génn. déedéet bokkul ñi dafa am beneen direction générale bu ñuy wax société mauritanienne de commercialisation de poisson ñoom ñoo yore waaw lépp luy jaay si bitim réew mais SNDP moom mi ngi jënam déjà parce que jënam mën nañu ko xàmmee ndax c'est cartonné am kiiwu SNDP te yooyu jën yooyu non Mauritanie rek la yem amul feneen fu mu génn donc kooku baax na ñu leeral ko am na la nga xamante ne dama ko fàtte woon wax sànq mooy gis nga bi mbas mi ñëwee nguur gi laaj nañu ñu distribuer gratuitement quantité bu rëy bu mag si néewi doole yi. au lieu ñu ko doon jaay. waaw ñu ko doon jaay am na ay journée yaa nga xamante ni dañ ko tuddoon journée de distribution gratuite. distribution gratuite def nañ ko pratiquement 2 fois. benn bi 200 benn bi 1000 et quelque la woon beneen bi 200 beneen bi 100 donc def nañ ko plusieurs fois
et gis nañu impact aussi bu mu def ci néew yi doole yi donc muy en tout cas mission bu noble bu rëy bu baax bu mu yore te di ko doxal damay génn ci pàcc boobu dem ci bëgg participer tuuti ci li nga ko posé woon léegi muy état civil ñun ñëpp xam nañ ni état civil dafa nekkoon problème ba nga xamante ni ñëpp la sonaloon ñëpp képp kuy mauritanien sonaloon na la mais aussi il faut ñu xam ni état dafa am na benn étape su fa yeggee il faut que mu sécuriser données yu mu yore yi c'est-à-dire du ku ñëw rek mën a am kayit loolu moo waraloon xëy na jafe-jafe yu bëri amoon ci bi loolu amee bi njiitu réew mi ñëwee am na benn kuréel bu mag bu mu créé au niveau de la présidence tegoon ci bopp ba ki ñuy wax Thiam Diombar ba nga xamante ni def nañu saytuñu Mauritanie yëpp fépp fu ñu dem commission bu rëy la woon képp ka nga xamante ni mauritanien nga waroon am kayit defal nañ la kayit ndax avant nit yi dañ daan am problème mu qaadi problème mu jugement dañ daan am seen qaadi yaa nga xamante ni dañ nekk sur place képp ka nga xamante ni imam xam na ni yow fi nga bokk qaadi bi validé loolu c'est parce que c'est kay dootul la nga xamante ni dañ koy donc loolu dafa di parce que suñu xoolee bu baax kenn déggatul lu bëri en tout cas li nit yi di jooy di coow te ne am na temps coow boobu rek moo doon dem ni problème état civil problème te du nit yi ñuul yi rek la daloon problème état civil bi ñëpp képp kuy mauritanien nekkoon na problème ci yow xeet yëpp ko doon voilà xeet yëpp ko doon joytu donc muy réalisation je pense muy akki ba nga xamante ni lu rëy la nga xamante ni kii njiitu réew mi def na ko beneen aspect bi mooy yàggul bu mu defee visite am Trarza muy visite également bu am solo jaar Chichi Rosso ak Kër Massène ba nga xamante ni au niveau du Chichi lancé na campagne agricole bi ñëw Rosso inauguré ay bâtiment administratif ak voirie bi benn voirie de 7 kilomètres ba pare dem fu ñuy wax Kër Massène inauguré fa benn centrale ba nga xamante ni centrale bu vital la woon parce que ñun suñu xoolee bu baax am na ay temps su fekkente ni comme ni ñu koy waxee black out wala coupure bu mag au niveau de Manantali am na daanaka ndox dootul am ndax centrale ba fa nekkoon bi wala station de pompage ba fa nekkoon bi dañ ko rattaché woon ak Manantali mu ñëw gis ni loolu dafa metti woon si dundalu askan bi mu joxe ay instructions ni nañ fa def centrale muy centrale bu rëy moom la ñu inauguré woon léegi perturbation su amee ci réseau Manantali boobu du laal wàllum ndox gi te xam nañu ñëpp xam nañu surtout ci période mbas bi ñu nekk bi ndox dafa di la nga xamante ni dafa am importance donc je pense que yooyu ay acquis la yaa nga xamante ni war nañ ko fësal te xam ni lu rëy la te war nañ ko te di ko ñaanal yàlla fu mu toll yàlla yombalal ko mission bi mu àggale ko Fatma bi ñu dellu see ci li nga xamante ni moom mooy wàllu njàng meeg njàngal mi ci at yi li ñu weesu gisoon nañu tamit nit ñu doon jooy que naan njàng mi suuxe na mais bu ñu doon tëkkalee woon ak diggante ñeenti at wala ñetti at ci kanam ak ren jii lan nga mu mën a expliquer ci jéego yi nga xamante ni yéen a ngi koy def wala ñu ngi koy def ci wàllu bànqaas bi ngeen féete. waaw jërëjëf Léna at mi ñu nekk nag dañ comme ni ñu ko waxee rek ni ñu ko xamee ñu dafa nekk at bu particulier ci domaine éducation nag tamit ñëpp dañu d'accord ne xam nañ ne éducation dafa sooxe woon lool mais ci at mi ouverture des classes ñu gis ñu instauré li ñu naan l'école républicaine mu doon école boo xam ne doomu Mauritanie yëpp dañu fas yéene boole ci benn école ba kenn du ràññee kuy doomu ku am alal ki wala kuy doomu ku néew doole ki ñu defal leen ñoom ñëpp des uniformes maanaam ay tenues yoo xam ne ñoom ñëpp moom la ñuy ànd xëy sol bu ko defee dootul am xaaj la dootul am fu ngeen ci toll école républicaine boobu fan lañ ci toll école républicaine boobu donc ñi ngi ko démarré ci ouverture des classes bi ñu def en novembre d'ailleurs tëj nañu ci année bi mu nekkoon une première année mais première année boo xam ne bi am nañ ci bilan bu baax parce que ñëpp mën nañu wax ne parents d'élèves yëpp dañ ko jël mu nekk lu baax donc mu nekk loo xam ne dañ koy perpétuer année prochaine dinañ dem seen deuxième année dinañ dem seen troisième année li ñu ci jublu rek mooy cohésion sociale bi nga xam ne moom la ñu bëgg ci réew mi moom la ñu jiitu réew mi sàkku ci réew mi doon na loo xam ne mënatuñ ko am xëy na ci mag ñi nga xam ne dem nañu ba pare mais suñu tuut tànk yi nga xam ne ñu ngi nekk ci première année par exemple ñooñu la ñu bëgg former ñu nekk ci toll ci même niveau nekk ci même classe di bokk lépp lu ñuy dund bu ko defee comme ñu njëkk ñu lu ñu ko doon dundee lu ñu dundoon ci suñu ay école nga xam ne dañuy màggandoo amul ku xees ki amul ku ñuul ki ñoom ñëpp daal dañ leen di jàngal ci benn école boobu ñu bokk li ñuy bokk
donc ci loolu aussi am na réalisation yoo xam ne jot nañ ko ci def bien que metti woon na mais année bii mun nañu wax ne am nañu lu toll ci 20 école ak yu topp yoo xam ne def nañ ko tabax nañ leen bees nga xam ne dina xëy na école yi dañ daan fees comme dañ ne école républicaine lu gën mooy ñu bañ a am ay classes yu pléthorique ñu wàññi classes yi am na aussi recrutement bu am solo bu am ci enseignement yi ndax boo yokkee classe tamit da nga yokk enseignant ñu yokk enseignant yi yokk ñi nga xam ne ñoo doon les prestataires tamit ñu ñëw amaat lu toll ci 70 yoo xam ne yi ñi ngi en cours de construction am yeneen établissement lu toll ci juróom-ñett fukk yoo xam ne dañu xawoon a am ay yàqu-yàqu wala lu toll ci wala miir yeeg yooyu daanu ñu réfectionné ko defaraat ko ba mu nekkaat ci état normal. donc diggoon na fi jàngalekat yi ne dañ leen di tabaxal cité. bu ñuy wax tamit ci li ngay wax ci programme bi noonu am na aussi programme boo xam ne bii dañ ko réviser lu ko commencé donc mooy accompagner école républicaine bi lu ko commencé ci première année ba 6e année mais aussi am na beneen programme bu ñu xam ne révisé nañ ko tamit mooy li commencé 4e secondaire bi par exemple lu ko dale ci première année ba 4e les classes de 4e ñooñu tamit seen programme dañ ko révisé waaw indiwaat programme bu bees boo xam ne dina dëppoo ak doxalinu jamono bu ko defee ñu mun a redémarrer waat ñu mun a amaat beneen une école nouvelle boo xam ne am nañu yaakaar lool ne dina mun a indiwaat beneen type de citoyen boo xam ne dinañu mun a accompagner donc lépp luy programme wala lépp loo xam ne rek moom la réew mi soxla ñooñu dinañ ko mun a doxal. am na solo Grand Malick bu ñu dikkee ci li nga xamante ni moom mooy côté social ba tey nga xam ni fa la ñu doore woon li nga xamante ni moom mooy Taazur taxawaay bi nga xamante ni taxawu ni ko néeg gi doole yi ci fànn bu ne lan nga jàpp ne tey jii yow moo la ci gën a marqué ci taxawaay boobee ndimbal googee ñu delluwaat ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy waaye retraité yi ndax retraité yi ku nekk gis na fi ñu tolloon ak fi nga xamante ni jiitu réew mi indiwaat na leen fa lan nga ñu ci mën a indi ci ay leeral. jërëjëf Léna comme doomu baykat liggéeyu Taazur li ma ci gën a marqué mooy juróomi barrage yooyu nga xam ne defar nañ ko te juróomi barrage yooyu dina tax ñu aménager lu toll si juróom-ñaari téeméeri hectare ak fanweer ak lu topp kooku ci doomu baykat bu ne su amee da nga ciy gis sa bopp da nga ciy gis sa bopp franchement wax dëgg yàlla te ko transition la pour ma delluwaat tuuti ci agriculture dafa am yoo xamante ni mi ngi ñëw presque commencé nañ ko xam nga ñun ci mbayum ceeb moto pompe la doon utiliser te moto pompe dëkk dañ siy def gasoil gasoil cher na lool président bi dafa joxe ay instruction te ñu ngi si fan yi néew dina sotti que ni pompage yi nga xam ne ñooy pomper ndox bi ñu électrifier leen dafa leen électricité nga xamante ni léegi ndox mi tuuti lay doon ci baykat bi mu koy fay te dañ leen defar ay tarif yoo xamante ni dinañ ko attan donc loolu lu am solo la ñu fexe ba pompage yi ñu électrifier leen beneen bi ci topp mooy ñëpp xam nañ ni baykat maanaam pour mu yor koom wala mu yor xaalis boo xamante ni dina ko jëriñ maanaam dina soxla xaalis toujours danay soxla xaalis baykat xaalisam mooy mën a génne njëriñam te loolu dafa am ay structure yoo xam ne crédit la ñuy joxe mais baykat yu bëri dañu doon jooytu ni ñoom am nañu ay jafe-jafe lool pour jot ci crédit yooyu nag dañu instruire CDD kees ga nga xam ne moo yor mbirim leble xaalis ñu instruire que na geestu baykat yi bu baax te mu saytu seeni mbir te ñu ngi am convention boo xam ne ñu ngi koy wàcc signé ak fédération yi pour que ñi nga xam te ne dañu néew doole te amuñu accès ci crédit agricole ak yooyu ñu mën ci am accès mais li may ñaan suñu mbokk aussi mooy gis nga taxawaay dafa am solo loolu sax foog nga taxaw foog nga taxaw pour yëg mais foog nga taxaw ci li nga xamante ni lii yow yaakaar nga ni doona doxal sa liggéey soo ko xamul nga dem fi ñu ko xamee ñu xamal la ko parce que kenn xamul lépp mais da ngay laajte di gëstu ñun ñu mel na ñun ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi fi mën nañu engagé pour que bépp information boo xamante ni dina yombalal baykat yi seen liggéey ñu leen koy jox en temps réel te di leen buutale encadrement yi nga xam ne moom la ñu war a am pour que seen liggéey man jëm kanam te loolu mooy li nga xam te ni moom la borom réew mi digle
moom la digle. am na si ñu bëri ñoo xamante ni ñi xëy na seen liggéey doxul parce que li ñu war a yëg yëguñu ko wala instant yi ñu koy réglé wuñ ko fa. am na suñu mbokk yoo xam ne dugg nañu si fédération yi léegi yooyu am na solo pour que nga xam fédération des agriculteurs. loolu mooy tax nga xam li xew di ko yëgal say mbokk di sensibiliser. donc liggéey bi aussi foofu la ne. nguur gi xankay mu ngi def liggéeyam mu ngi def lu mu mën ci contexte bi ñu wax ni contexte bu jafe la. wante population yi ñu nit suñu bopp fokk ñu taxawaay bu mat sëkk. pour que lépp loo xamante ni lii mu ngi jëmale réew mi kanam ñu mën ko yëg taxaw ci taxawaay bi nga xam ne moom la ñu war a taxaw. aywa léegi ci liggéeyu Taazur. moom liggéey bu am solo la solidarité dafa am solo lool ci doxalinu réew. maanaam jàppalante rek. jàppalante te loolu si la ñu ne boobu ba léegi. li ma ci dolli rek man mooy bari na citoyen yoo xam ne koo wax mu ne ma ni yëguma wala kenn boolewuma wala lii wala lële ñu si ëpp loolu situation yi lañ la. mais li ma leen di wax man mooy nañu taxaw bépp structure boo xam ne mu ngi ci réew mi nekkal fi doomi réew mi yépp solal sa dàll nga dem nga renseigné wu xam nan lay doxee lan nga fa mën am en tant que citoyen loo xam te ni dina yombal sa bopp wane ni ci mim réew nga bokk. dina mën yombal sa liggéey. parce que nguuru borom réew mi kilifa réew mi loolu la joxe comme instruction bi muy door. daf ni moom dina liggéey pour que citoyen bu ne. nga yëg ni yow fii nga bokk ci réew mi nga bokk. voilà ci loolu ci lay daaneele sax ndax ñu ngi may signalé ne que ni liñ ñu cërale woon ci waxtu léegi mu jeex Grand Malick njiitu réew mi Mouhamed Cheikhul Ghazouani bu mu jëlee nguur gi ak léegi ñaari at waaye ñaari gouvernement falu nañ ci bees ndax yéen fi ngeen toll nii gis ngeen seen bopp ci li nga xamante ni moom mooy nguur yi nga xamante ni yeesal nañu ko ci seen kanam. ak taxawaay bi nga xamante ni taxawu ngeen ko yéen doomi wolof yi sax laay wax surtout taxawaay bi nga xamante ni taxawu ngeen ko fu ñu wootee ngeen ñëw taxaw bu dee dërëm ngeen ñëw génne bu dee ñaq ngeen ñëw ñaq bu dee guddi yéen a nga fa bu dee waa est-ce que yéen tey gis ngeen seen bopp ci ñaari nguur yi nga xamante ni taxaw nañu. man su may wax ci mbirum nguur je parle de citoyen de manière générale. man je parle de citoyenneté de manière générale. réew mi nag effectivement dafa am ñoo xamante ni ñoo ko composé. mais taxawaay la lépp taxawaay la. ak boor boo mën bokk. ngay wolof ngay soninké ngay naar ngay lépp da nga war taxaw sa réew. waaw lépp lu la war sa diggante ak sa réew nga def ko. yéen a ngi koy def suñu borom def ni yaa ayyuhal lazina amanu utiu llaha wa utiu rasula wa ulul amri minkum wa ulul amr nag topp nag da nga leen di topp li ñuy dëgle ci njëriñu réew mi ak njëriñu askan wi ñu koy def waaw lépp loo xam ne ñu ngi koy digle muy njëriñu réew mi njëriñu askan wi ñun dañ siy xar suñu tànk tubéy waaw parce que suñu borom moo ñu sant loolu. waaye tamit askan wi war nañu am au retour da fii laay ñaanee njiitu réew mi Mouhamed Cheikhul Ghazouani mu gestu ñi nga xamante ni ñoom ñooy askan wolof bëgg nañu gis seen bopp ci nguur gi. Mamadou Diagne tàmm naa tur bi Mamadou Diagne xam nga dafa am benn yéen bu ñu demee ci seen waa kër jawriñ di yéen ñi nga xamante ni yéen a toppatoo lépp lu jëm ci wàllu naf am na benn dex bu nekk fële ci hôtel Charqi ñu koy wax Mohammedia dex boobu tey jii nguur gi dañu ko toppatoo def ci lu am solo lool ba tey jii mi ngi génne meññeef ba nga xamante ni waa askan wa ña nga cey jëriñu est-ce que loolu tey jii bu ñu ko instauré woon ci suñu dex yi maanaam pisciculture wala la ñu def ci Mohammedia ñu defal ñu ko ci wàllu gi tey doomi wàllu yi du ñu yem ci wàllu ga sax ba ñëwati Nouakchott far. jërëjëf Léna si question boobu. je pense que pisciculture je pense que dans quelque temps ñëpp si la ñuy jublu. ci la ñuy jëm. c'est vrai li ñuy def foofu lu rafet la waaye man damay joxe benn exemple ba nga xamante ni fekke naa ko mooy dem naa fekk doomaanu Kër Muur. ñu def lu ni mel foofu si Kër Muur te mu doon aussi la nga xamante ni lu rëy la. mais Kër Muur doomaanu Kër Muur moo jóg. def lu mel noonu su fekkente ni ku nekk si sa gox jóg nga ni lii koy am fokk ma am ko. nga def jéego yi si war je pense que. du doon du metti dina yegg si donc man ma si ñaax sama mbokk yëpp nañu essayer képp kaa xamante ne am nga kattan bi am mën-mën bi nga waaye tamit nguur gi mën leen caa jàppale waaw nguur gi moom lépp la nga xamante ni
dugg nga si nguur gi dañ la si jàppale l'essentiel mooy na nga wane ni yow li ngay ni ñu koy waxee ni mën na ca fekk loxol borom mais gis nga dafa am benn aspect ba nga xamante ni tamit bëgguma fi jóge te waxuma ko muy accès à l'eau rapidement muy accès à l'eau gis nga njiitu réew mi gis nga man demoon naa ab diir kii région bu ñuy wax Tagan bi mu fa demee fekk naa ay dëkkuwaay yu bari ya nga xamante ni dañuy jooytu ndox mais soo xoolee bi fi nguur gi ñëwee ak léegi ñaata forage la ñu defar ngir jox ñooñu ndox dafa xam nga dafa di la nga xamante ni nit yi duñ ko yàgg a jooytu njiitu réew mi ñëw régler problème boobu donc muy la nga xamante ni fàtte waale waa Rosso tamit absolument un peu c'est un peu partout dama joxe rek exemple parce que ñooñu au moins sore nañu lépp luy dex ak géej ñooñu forage noonu la ñu mën a am ndox ñun am nañu dex am nañu géej xëy na xëy na taxawaay rek moo fa manqué mais yooyu je pense que ay réalisation yu am solo comme ni ma ko waxee woon rek li duuf ci nag yëpp xajul ci cin bi Ndeye Fatma Sarr looy tàggoo très rapidement ñu dikk ci ñoom ñu tàggatoo incha allah ñu mën a tëj émission bi. waaw xanaa sant yàlla rek te ñaan yàlla incha allahu suñu njiitu réew lii mu sumb yal na ko yàlla yombalal. amiin yaa rabbi amiin incha allah ñun ñëpp ay doomi réew mi ni ay doomi Mauritanie ni li ñu soxal rek mooy li jëmale suñu réew kanam. ku ne mën ci gis boppam. ndax lépp ñëpp lu ne ku nekk nga ca. donc képp ku ci ne rek li war ci moom ñoo ngi ñaan yàlla na ko son excellence mottali. incha allahu taala di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan yàlla tamit Covid bi nga xam ne lëmbe na àdduna yàlla nañ ci yàlla. amiin yaa incha rabbi allah taala ñu génn seen jàmm. amiin amiin Mamadou Diagne looy tàggoo mbokku téléspectateurs jërëjëf Léna man benn aspect rek lay tàggatoo mooy. ñëpp gis nañu mbas mi ni mu commencé multiplier wu ci dëkk bi ci réew mi donc may gën a ñaax sama mbokk yëpp nañu gën a fagaru respecter les mesures barrières ñi mën a vacciné wu wala ñu war a vacciné wu dem vacciné wu te xam ni li dootul caaxaan bu njëkk ba dañ daan mag yi rek la daan dal mais léegi gis nañu ñëpp gis nañu remarqué ne ni amul mag amul xale amul liir képp ka nga xamante ne da nga yor a bakkan di dund feebar bi mën na la daaneel donc ñuy ñaan yàlla teggal ñu mbas mi et puis lépp la nga xamante ni njiitu réew mi mbébéb na ko ci réew mi ñu jàppale ko ci yàlla dafa yàlla yombalal ko Malick looy tàggatoo man li may tàggatoo rek mooy ñu xam ne njiitum réew mi mébét yi mu amoon ñoo ngi ci liggéey bi mu ngi continuer mais ñëpp xam ne ci contexte bu jafe la ñu ne voilà wallaahi mbas maa ngi nii surtout yokk na ba jaaxal ñu mais ñu delloo suñu ba lépp suñu borom rek te continuer liggéey bi di la jaajëfal nag bu baax di remercier sama rakk yi ma bokkal plateau bi aussi. di la jaajëfal yow tamit di leen jaajëfal ñoom ñëpp waaye di jaajëfal mbokku téléspectateurs yi nga xamante ne ñoom ñoo toogoon di ñu seetaan di jaajëfal ñi nga xamante ne ñoom ñooy samay naataango yi jàppoon ci liggéey bi ci wàllu xarala gi ba lépp mën a yemb di leen fàttali ne mbokku téléspectateurs yi maa ngi dalaloon Malick Fall di directeur de la prévention et sécurité routière fële ca waa kër jawri mi nga xamante ne ñoom la ñuy dénk lépp lu jëm ci wàllu dem beeg dikk bi ak Mamadou Babacar Diagne di DGA SNDP ak Ndeye Fatma Sarr nekk coordinatrice ci cellule communication maanaam lépp lu jëm ci wàllu jokkoo ak askan wi fële ci waa kër jëwriñ mi nga xamante ni ñoom la ñuy dénk lépp lu jëm ci wàllu njàng meeg njàngale mi di leen fàttali ne ba tey ñoo ngi toogoon doon waxtaanee toogaayu jiitu réew mi ci ba mu jëlee li nga xamante ni moom mooy bopp réew mi bi mu ci toogee ak léegi li nga xamante ni jotoon na ko def comme ni ma ko waxee woon ci njëlbeen ku ne gis na contexte bi nga xamante ni ci la ñu toll mu di mbasum Covid 19 dafa toog ci réew mi deful juróom-benn weer yàlla indi li mu ñu indil waaye terewul mu takk rek ndiggam ànd ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay ñoñam ba lii yëpp nga xamante ni tey jii def na ko macha allah fa tabarakallah di wax rek ne dañu war a santaat yàlla ndax ku gis ñi nga xamante ni ñoom ñooy suñu dëkkandoo yi maanaam réew yi nga xamante ni ñoom ñoo dëkk ak ñoo dëkkandoo ak li nga xamante ni moom mooy ni leen Covid bii def Tunisie bi ku ne gis na ne nërmeel na seen koom nërmeel na askan wi ñoom ñëpp ba ñu ne mbàpp ci suuf te tey fi tey loolu leen dal jombul kenn kon nag ni Mamadou Diagne waxee woon nag na ñëpp jàpp ci li nga xamante ni moom mooy xeex mbas mi li koy xeex nag na ku nekk respecter les mesures barrières ku ne fa nga ne rek la nga ne na nga ca jàpp di takk say masque di raxas say loxo saa yu nekk te ñu moytu ndaje yi te xam ni mbas mi jombul kenn di jaajëfal yéen ñëpp ñu toogoon di ñu seetaan jërë ngeen jëf ci ànd beeg teewlu bi fi amaanillah